اللهم عن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم من الإصابة التي جاءت الحسين والشايعت وبايعت وطابعت على قتله اللهم إلههم جميعا صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. démb bi ñuy topp imam Hussein alayhi salaam wax nañu ni mu jógee Médine dem Màkka ak lan moo taxoon Màkka doon nañ fàttali ne li tax imam Hussein bi mu jógee fi mu njëkk a jublu mooy Màkka mooy comme que dafa jógoon pour defaraat delloo siwaat delloo siwaat tawhiid delloo siwaat lislaam na ko maamam indi woon looloo tax mu dellu woon fa lislaam tàmbali woon muy Màkka waxoon nañ tamit ne li war leen li taxoon loolu moom mooy Kaaba ga ca Màkka la nekk te tamit ki nga xamante ne moom la yàlla dénkoon ginnaaw yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu dëggal lislaam taxawal ko ba du soppeeku kooku mooy Ali ibn Abi Taalib baayam ci biir Kaaba googu lu juddoo woon waxoon nañu tamit ne li waraloon Màkka mooy tamit foofu la yàlla subhaanahu wa taala waxee ne ginnaaw bi lépp amee ba diina ja yàqoo ba àddina bi tasaaroo fa muy defaroo ka koy defar muy mawlaana saahibal asr wa zaman imaamul mahdi ajalallahu taala farajahu sharif nga xam ne moom mooy fayul imaam Hussein tam moom tamit mission ca Màkka la koy tàmbalee ca Kaaba ga lay taxaw loolu bokkoon na ci li taxoon mu dem Màkka imaam Hussein alayhi salaam bi mu demee Màkka waxtaan naag nit ñi expliqué leen waat na leen lan moo taxoon mu jóg te fàttali woon nañ ne dafa jóg bëccëg ndara kam fu mu romb diggante Màkka ak Medina 450 kilomètres fu mu romb ay nit taxaw wax ak ñoom expliqué leen lan moo tax mu jóg dama jóg pour digle lu baax ndax demoon nañu ci société islamique ci Muawiya ak doomam Yazid ba lépp lu yonante bi ak yàlla subhaanahu wa taala waxoon ne loolu moom mooy lu baax loolu ñoom la nit ñi jàppoon ne moom mooy lu bon lépp loo xamante ne moom la yàlla ak yonentam terewoon moom lañ doon def soo liiree livre histoire yi dañ la doon wax Màkka ak Médine bàmmeelu yonante bi fa mu nekk ak fa Kaaba ga nekk fa la fecckat yi ak waykat yi ak naankatu sàngara yi daan nekk guddeeg bëccëg di fecc di tëgg di way ilimaan yi di màndi ci guddi gi ba bër set su kuy noddee pour ñu ñëw ci jàkk ji dañuy ñëw ci jàkk ji fekk dañoo màndi ba am na benn ilimaan boo xam ne jamono yooyu jiite na julli def ñeenti ràkka ci julli fajar ñu di ko sàbbaal mu naan xanaa da ngeen bëgg ma dolli leen imaam xam ne su bàyyee mbir mi noonu mu continuer ñiy judd ñëpp dañu yaakaar ne loolu mooy lislaam loolu tax mu ne damaa jóg pour digle lu baax tere lu bon ak delloo si sama diine baay ak sama diine maam su waxee delloo si day tekk ne diine ji demoon na kon pour mu delloo si ko il faut que mu demaat delluwaat fa diine ji jóge woon moo tax ba mu demee tamit ba mu eggee fekk muy jamono aj bi wax na ak nit ñi fa ñëwoon ñëpp parce que le moment était bien choisi parce que aj li tax mu jóg bokk na ci la jullit ñëpp di daje foofu nga ñëw exposer problème mu jullit yi ñu seet lan moo ciy solution ku nekk wax na ak yow li waraloon loolu nag li ko gënoon a waral imaam dafa bañoon nit ñi di wax naan ñun de xamuñu woon lan moo tax mu jóg loolu la doon bañ da doon bañ jox nit ñi lay moo tax mu leeral mbiram ba mu leer nañ su ko leeree nag fa man shaa fal yu'min wa man shaa fal yakfur sëtam bii toog di Mawlana Chérif Mohamed Ali Aidara di sunu wasila di sunu sang même chose la def soo gisee lii muy def lépp mu leer nañ comme ni ko xale yi waxoon ci latmiyaat yi mooy day wax nit ñi lan mooy lislaam bi muy wootee lan la maamam yonent yàlla Muhammad indi woon lan moo taxoon maamam imaam Hussein jóg pour delloo siwaat ko moom loolu lay delloo siwaat loolu mooy chia mooy islam originel ci français allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad originel ci français mooy mbir ma na mu juddoo woon la chose à l'origine loolu mooy originel nag mooy jur original mooy mbir ma na mu mel te
te kenn copié wu ko ndax lu nit copié rek am na lu mu ci bàyyi. ñaari façon yooyu moo am ci lislaam mooy islaamu yonent yàlla Muhammad ak Useynu ak islaamu Abu Sufyaan Muawiya ak Yazid loolu la imaam bëggoon mu leer ba mu demee Médine ba mu demee Màkka mu bind lettre tamit ñi mu mënoon a jot ñépp wax leen ne moom jóg na pour mission boobu digle lu baax tere lu bon indiwaat diine baayam Ali ibn Abi Talib alayhi salaam ak maamam rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam loolaa tax Mawlana Chérif Mouhamed Ali Aidara yàlla na ko yàlla dëgëral yàlla yàggal ko sunu kanam dooleel ko jox ko moyen yépp ba mu réussir mission jox ko ay taalibe yu ko comprendre gëm ko topp ci ginnaawam su loolu amee rek àdduna bi yépp ay mujj neex moo tax message am lépp lu mu wax ak lépp lu mu def nee na ci lii la tënku mooy nag ku nekk jéem a baax nee na ku nekk baax na ku nekk jéem a baax nag li ko fi benn sëriñ bu mag waxoon fi Sénégal nee na jarul ngay jàng jarul ngay gudd àlloo ku nekk xam nga lu baax teeloo mën na fee ne caaxaan mën na fee ne balil insaan ala nafsi basira walaw alxaama azira nit ku nekk xam nga sa bopp xam nga lu baax bu dee nag da ngay jéem a nax sa bopp yow yaay nax sa bopp Mawlaana nee na ku nekk na jéem a baax ñu ne ko lu tax mu ne la yow doomu aadama bi soo bëggee àddina bi yépp baax du tax àddina bi yépp baax mais yow di nga baax mu ne yow doomu aadama bi soo bëggee àddina bi yépp bon du tax àddina bi yépp bon mais yow di nga bon te ñaar yooyu rek moo am Imam Hussein mooy baax li tubaab bi di wax baax accompli bu mat sëkk bi mais personnifié loolu la yonent bi waxoon yaayam Fatima Zahra salawatullahi wasalaamu alayha ne ko Fatima yow de su baax nekkoon mbindeef ni yow lay mel waaye nag yow mii yaa gën a kawe baax loolu moo tax Imam Hussein leeral mbiram ba mu leer nañ ci boobu nag ci la ko waa Irak waa Kuufa bind ay lettres nee na bind nañ ko 18000 lettres 18000 lettres mooy fukk ak juróom-ñetti junniy lettres te lettre bu nekk daanaka ñetti nit signé nañ ko lu mu néew ne ko lan ne ko yow lañ doon xaar bi sa baay Ali ibn Abi Talib alayhi salaam nekkoon ak ñun moom la ñu toppoon biñ ko reyee ba Muawiya soppi diine ji dem yóbbu capitale bi Syrie commencé soppi diine ji ñun ñu ngi desoon ci li sa baay nekkoon dañ doon xaar occasion bi nag léegi Muawiya dee na fruit yi ñor na kaay witt ko maanaam kaay ñun pare nañu pour ànd ak yow pour ñu delloo la sa ax mbokk yi naat def foofu benn taxaw bu ndéw pour ñu comprendre lan mooy Kuufa pourquoi l'Irak gis nga Kuufa c'était une garnison militaire maanaam dëkk boo xamante ne ay soldats ñoo fa ne ay jàmbaaru góor ñoo fa nekk ñoo xamante ne xam nañ leen ci seen njàmbaare donc ay nit yu mel noonu suñ la woowee ne la nag heure boo ñëwul loolu la ñu wax Imam Hussein ci lettre yi ne ko heure boo ñëwul nag sa responsabilité la ndax ñun de dañoo bëgg xeexal dëgg mais il faut ñu am njiit te yow kese yaa ñu mën a jiite kon nag ñëwal soo ñëwul nag diggante ëllëg sa diggante la yow ak sa boroom imaam jël décision ñëw laata moo ñëw nag ci la yónni rakkam Muslim ibnu Aqil def ko ambassadeur ne ko jiituma foofu xoolal ma situation te wax leen ne jiitu nga ma waaye maa ngi ñëw lu tax mu yónni Muslim ibnu Aqil loolu tamit il faut que ñu xam ko li ko waral mooy dafa topp sunna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maamam topp sunna baayam Ali ibn Abi Talib topp sunna magam Asanul Mujtaba salawatullahi wa salaamu alayhi salawat ala Muhammad wa ali Muhammad allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad sunna boobu imaam Ali alayhi salaam mu ngi koy expliquer ci Naajul Balaaxa benn lettre bu mu bind Muawiya te loolu ñu bari dañ ciy jaar duñ ko seetlu imaam Ali ne ko seetlu leen heure bu l'islam mës a nekk en danger heure bu luy lor di ñëw toujours yore sama mag rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam day jiital ca kanam kenn ci njabootam ils sont toujours les premiers à affronter le danger gis nga looloo tax ca xare Badar
Hamza Imam Ali looloo tax ca xareel Muta Jaafar Tayaar moom ak Imam Ali ñoo bokk ndey ak baay mooy magam moom moo xeex ñu dagg loxo ndijoor ba mu continuer di xeex ñu dagg loxo càmmoñ ba mu xeex ba daanu yàlla jël ñaari loxo yooyu remplacer ko ay laaf boole ko ci degré malaaka yi ba mu sut leen leer malaaka yi loolu loo tax ñu tuddee ko Tayaar mooy ku am ñaari laaf moo tax Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salaam su ngeen xoolee histoire xare Siffin le meilleur général de l'armée de l'imam Ali ki fa nekkoon général bi ci gënoon a jàmbaar moo nekkoon Asanul Mujtaba doomam moo tax ñu bëri dañuy tromper même chiite yu bëri dañuy tromper su ñu waxee imam Asan wax imam Ousseynou ñu ne waaw imam Asan de mooy ki bëggoon jàmm moom da daan jàmm rek la bëggoon da doon négocier imam Ousseynou nag mooy ki nga xamante ne moom dafa amoon xadar moom moo doon xeex imam Asan xadaram moo gën a mag wala mu tolloo bu ak bu imam Hussein mais ku nekk da nga amoon rôle booy joué imam Assane moo tax su ngeen gi déggee su ngeen liiree histoire Siffin dafa def ay acte jàmbaar ba yaramu imam Ali daw est-ce que dégg ngeen li ma wax imam Ali alayhi salaam kuy wax jàmbaaru góor moom ngay wax mais imam Assane dafa def ay acte de bravoure ba yaramu imam Ali daw ba imam Ali bind ko di ko wax naan sama doom ji de dina xëtt sama xol bi ndax jàmbaar jooju mu def moo tax imam Hussein yónni Muslim ibnu Aqil Muslim mooy kan mooy doomu Aqil ak Jaafar ak Ali ibnu Abi Talib ñoo bokk ndey ak baay Muslim mooy doomu Aqil imam Hussein di doomu Ali Abdallah di doomu Jaafar Abdallah moom mooy borom këru Zeynab salawatullahi wasalaamu alayha demul Karbala parce que dafa amoon rôle bu mu doon jouer imam Hussein daf moom la bàyyi woon Makka ak Médine muy surveiller arrière yi di ko jox information yi moo tax bi muy dem daf ko booleeg ñaari doomam Aoun ak Muhammad ñu ànd ak imam Hussein bokk nañ ci njëkk a daanu Karbala Muslim ibnu Aqil bi mu demee egg Kuufa dafa dem convoquer nit ñi ko bindoon lettre yi ñëpp daal di ñëw wuy si feddali li ñu waxoon daal di jaayanteeg moom ñu ngi daje woon ci kër kilifa yu mag ñii nee nañ kër Mokhtar as-Saqafi la ñii nee nañ kër Souleymane ibnu Suraat la mais kum ci mën a doon ci këru notable Kuufa yi lañ daje woon ku nekk ñëw feddale mu bind lettre nag imam Hussein ne ko ñii de li ñu waxoon ci loolu laa leen fekk kon mën nga ñëw ci la imam Hussein nag déparé 8e jour juróom-ñetti fan ci weeru tabaski jóge Màkka di dem Kuufa juróom-ñeenteeli fan ba fekk Ubaydallah ibnu fekk Yazid yëg na information boobu ci la nommé Ubaydallah ibnu Ziyad gouverneur jox ko mission mooy lan mission moom mooy na rey imam Hussein wala mu indi imam Hussein mu jébbalu ci moom nangu de moom mooy xalifa Ubaydallah ibnu Ziyad boobu tamit baayam mooy Ziyad moomu di ko doon tuddee Ziyad ibnu Abihi Ziyad doomu baayam ki nga xam ne baayam moo ko jur ndax arab amuñu sant ku nekk dañ lay dàkkantal sa baay mais Muawiya ni mu doon soppee l'islam dafa dem ba ne Ziyad baayam Abu Sufyan moo ko jur ñëpp a xam ne ci l'islam ku takkul jigéen soo amee ak moom doom boobu l'islam du ko reconnaître ñu ne ko lu tax ngay wax loolu mu ne comme que yaayu Ubaydallah ibnu Ziyad ñu ko doon wax Sumayya jigéen bu doon jaay boppam la mu ne benn papaam Abu Sufyan dafa demoon foofu jënd ci jigéen bi ànd ak moom nee na ci loolu ci la Ziyad soso kon Ziyad moom doomu Abu Sufyan la ñi ragaloon yàlla dañuy wax Ziyad ibnu Abihi ñi ragaloon Muawiya ne Ziyad ibnu Abu Sufyan ñi ragaloon yàlla ragal Muawiya dañu doon wax Ziyad ibnu Sumayya Ziyad doomu yaayam kooku Ubaydallah ibnu Ziyad doomu kooku la moo tax li Ibrahima Sakho doon wax il faut faire très attention dafa am ay mbir yoo xamante ne day yàq ngëm-ngëm te day non seulement day yàq ngëm-ngëm mais day dugal ci yow kufr non seulement day dugal ci nit kufr mais day dem ba transformer nit ki mu nekk rabu àll boo xam ne dina def lu gën a ñaaw te li gën a ñaaw mooy ngay dem rey sëtu rasulillah moo tax nit ku nekk da ngaa war a moytu bàkkaar ndax bàkkaar day dem dugg ba ci biir xol su demee ba ci biir xol bi day lëndëmal xol bi su lëndëmee xol bi da ciy génne imaan su imaan génnee ci xol boobu kufru gi day dugg ci deret ba soo ci juree doom soo moytul mu nekk bu yëfate doo ko yëg Ubaydallah ibnu Ziyad ñu nommé ko gouverneur Kuufa Yazid mu ngi expliqué lan moo tax mu nommé ko
parce que da doon seet nit koo xamante ne toll na ci mbon bon boo xamante ne dina mën a rey imam Hussein sans scrupule. ndax Ubaydullah ibn Ziyad dafa defoon ay preuve moo nekkoon gouverneur Kuufa bi bàyyee Muawiya santaane pour ñu saaga imam Hussein ci jàkka yi am ñoo xamante ne bañoon nañ ko saaga Ziyad daf leen a jàpp bi mu leen jàppee mu ne wax Muawiya lan laa leen def Muawiya ne ko daal j'ai confiance en toi def leen benn mbugal boo xam ne ci àddina kenn musta dégg ne def nañ ko doomu aadama. mbokk yi loolu moo waral loolu may wax ni moo waral léegi suñuy julli àjjuma ñuy julli ba pare ñuy xutba ba pare doog a julli ca lislaam ba muy tàmbali àjjuma dañ daan julli ba pare yonent bi doog a xutba loolu moo indi ci aaya ba wa iza ra'aw tijaratan aw la'wan in faddu ilayha wa tarakuuka xaayima mu ne suñu gisee ay fo ak ay caravane dañ lay dëddu bàyyi la nga taxaw parce que yonent bi dañ daan bàyyi ba muy taxaw di xutba yenn saaba yi suñu gisee ay tëgg wala ñu gis ay commerce rek ñu bàyyi ko fa du ñu eggale sax julli gi donc noonu la doon demee mais saaga yi ñu doon saaga imam Ali moo tax ci jumaa yi yéen nit ñi suñu commencé saaga imam Ali rek ñu daal di jóg léegi nag pour moi bi mën a contrôler kuy jóg ak ku dul jóg mu ne ilimaan yi changé leen affaire bi. di la njëkkee xutba bi comme ça tout le monde ku ñëw rek dina obligé ñëw toog déglu saaga yi. ñu doon bañ a déglu saaga yi bi leen Ziyad jàppee dafa gas pax ba mu xóot fekk ñu ngi dund mu suul leen vivant. te doomam li mu def moo gën a garaaw loolu mais tam dañoo nekkoon ay nit ñu bon ñu am xelum seytaan bu mu déggee ne waa Kuufa ñu ngi xaar imam Hussein ci lañ ko fekk Yazid nommé ko gouverneur Kuufa mu jógee Basra temps yooyu soo déggee Irak ñaari dëkk la woon rek yu mag mooy Basra ak Kuufa ñoo àndoon ak imam Ali Basra ñoo àndoon ak noonu imam Ali moo tax loolu ñu xarbul Jamal dañ ko tuddee xarbul Basra ndax foofu la amee woon maanaam xeex bi nga xamante ne Aïcha xeex na ko ak imaam Ali yéegoon ci kaw giléem ga foofu la amoon bi ñu ko nomee nag mu daal dem xool ni imaam Hussein di solo mu sol yëre yu mel noonu daal di kaalawu muuru daal di ñëw dugg biir Kuufa bi muy egsi rek ñu commencé koo teertu yaakaar ne moom mooy imaam Hussein noonu la def ba dugg ci palais gouverneur bi mu duggee rek ci la joxe ordre xam ne la situation est grave comme que nit ñi bëgg nañ ñii imaam Hussein moom il faut qu'il fasse vite xalum seytaane bi liggéey mu daal di joxe ordre tout de suite ñetti ordre yi mun xam nañ doomu aadama nag xam nañ ci nit ñi am na ñoo xamante ne àddina daf leen tax a jóg bëgg nañu imaam Hussein waaye bëgg nañu àddina bëgg nañu àddina ñooñu mu ne nañ leen corrompre jox leen alal jox leen lu ñu bëgg mais ne leen bu ñu bokkati ci affaire bi ñu génnee alal yi commencé distribuer am na ay nit ñoo xam ne seen jabar yi ñoo ñëw fekk leen foofu naa yéen affaire bii seen yoon nekku ci bàyyi leen kii te ngeen ñëw fee ñooñu dem ñenn ñi mu xam ne c'est des irréductibles li français di wax ne du ñu dellu ginnaaw mukk ñooñu ñu gaawantu bett leen raafal leen ñii ñu dugal leen biir kaso ñii ñu dugal leen prison ñii ñu rey leen ku ci mel ni Souleymane Sourate ki ci mel ni Mokhtar As-Sakhafi ñooñu dañ leen jóg dugal très rapidement ñu raafal leen dugal leen kaso ñeneen ñi nag mu daal di yónnee ay crieur public mu ngi mel ne tey nga ne mu yónnee ay tract wax ci biir dëkk bi ne Ubaydullah ibn Ziyad ñëw na te ñépp xam nañ ko nee na képp koo xamante ne soutenir nga jàppale nga Muslim ibnu Aqil wala ñu gis la ak moom dinañ la rey nangu say doom nangu say jabar dinañ la daggate ne la menacé leen ñi tiitoon tam daal di reculer moo tax Muslim bi Ubaydullah ibn Ziyad dafee annonce boobu fekk moo daan jiite chaque jour jumaa ja da daan fees dellu timis boobu bi muy jiite 30 personnes ñoo julli si ginnaaw bi mu nee salaamaaleykum nee nañ benn nit rek la fa gis ñëpp trahir mais ñooñu trahir tam il faut ñu xam lan moo nekkoon composition population Kuufa ci jamono jooju Kuufa dafa amoon ay nit ñoo xamante ne ay mu'min aqan lañu taalibe imam Ali de vrai chiite Souleymane ibnu Sourate ci la bokkoon Mokhtar As-Sakhafi ci la bokkoon Ibrahim ibnu jàmbaaru góor Malik Ashtar ci la bokkoon catégorie googu ñooñu la ñu téyoon rapidement tëj leen prison bu leen fàtte ne guur yi dañu am service de renseignement yoo xamante ne seen opposants yi dañu leen di surveiller heure bu leen bëgg a jàppandoo benn jour du ñu fanaan noonu lañ leen def ñooñu ñoo nekkoon les vrais ñooñu kenn trahiru ci mu amoon ñoo xamante ne si biir comme ni ma ko waxee bëgg nañu Imam Hussein mais bëgg nañu àddina aussi
ñoom fu mu tooyee rek fu mu gën a yombee fa la ñuy far bi ñu ànd ak Imam Hussein ba gis ne situation bi ngi changé le rapport de force est en train de changer ñu daal di wari ñooñu tam beneen catégorie gi ay nit d'infiltration la dafa am ay Muawiya ay taalibeem yoo xamante ne bi mu xamee ne Kuufa moom mooy bastion Imam Ali mu def lu ñu tuddee déplacement de population jël ay nit yoo xam ne ñu ngi leen former Syrie yóbbu leen ñu dem dëkki Kuufa yàgg fa ba am fa ay doom mbokk yi un petit point maa ngi wax Syrie maa ngi wax Irak il faut ñu comprendre tam Syrie mooy lan Syrie Damas foofu mooy fiefu mooy dëkkuwaayu waa Banu Umayya mooy seen camp waa Banu Umayya mooy doomu Abu Sufyaan yi ak ba doomu baayam ak ay sëtam maanaam bi yonent bi génnee àddina ba gaa yi séddoo xilaafa gi Abu Sufyaan dafa ñëw ci imam Ali na ko da ngay seetaan baadoolo yi ñuy jël nguur gi kaay indi juróom 6000 cavaliers juróom benn junniy jàmbaaru góor ñu renversé leen delloo la sa àq imam Ali xam ne kii ne seytaan la xam ne kii naafeq la mu daat koy bañal loolu daat koy dàq bi mu xamee ne du sotti foofu ci la dem ci gaa yi ne leen hé yéen xam ngeen ne waru leen nekk xalif ki ka war a nekk ko comme que nekk ngeen ko il faut ngeen jox ñu sunu wàll ñun waa Banu Umayya il faut que ñu am notre part du gâteau ci lañ jël doomam bu tudd Yazid daat koy fal gouverneur Syrie mu dem installé wu Syrie jël ay rakam ak ay magam yóbbu leen fa 1 an et demi wala 2 ans après mu am épidémie de peste mu daal di dee bi mu deewee ñu jëlaat beneen rakam nag muy Muawiya mu daat koy remplacer mu nekk gouverneur Syrie bi mu nekkee gouverneur Syrie nag foofu la préparé lii muy def lépp bi mu demee ci syriens yi dañoo dem ñoom présenter seen bopp ne waa Banu Umayya ne ñoom ñooy waa kër yonent bi yëkkati seen bopp changé diina ji may li ci gënoon garaaw dem nañu ba Syrie yàq nañu deru waa kër yonent ba ku am xaj da nga koy tuddee Hassan wala Ousseynou wala Ali ku am doom soo bëggee mu am barke da nga koy tuddee Muawiya wala Yazid seen jigéen yi nampal seen doom yi ci bañ ahlul bayt ñu judd coocu manque ci ba 2 générations ñooñu nag façon yooyu le Muawiya déplacé yóbbu leen Syrie ñoon tam benn catégorie la woon ci ñi fa nekkoon moo tax ñiy wax ci histoire naan waa Kuufa dañoo trahir Imam Hussein alayhi salaam effectivement waruñoo wax les gens de Kuufa dañoo wax des gens c'est pas la même chose dañoo war a wax ci waa Kuufa am nañu trahir Imam Hussein waaye waruñoo wax waa Kuufa dañoo war Imam Hussein alayhi salaam parce que am nañu ko warul te loolu dinañ ci dellu ku ci mel ni Muslim ibn Awsaja mu ngi woon foofu dafa rëcc mu nga woon Karbala ku ci mel ni Abib ibn Mudahir dafa rëcc mu nga woon Karbala dinañ dellu ci histoire ñooñu ñëw nag léegi ci Muslim ibn Aqil salawat allah muhammadin wa ali muhammad allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad azama allah ujurana wa ujurakum bi musabina bil Husayn wa bi Muslim ibn Aqil wajalana wa iyaakum min altalibina bi sarihima maa wali imam almahdi alayhi salaam Muslim ibnu Aqil mooy premier ku ñu dagg boppam ci xeexu Karbala te fekkewul Karbala Muslim bi mu ñëwee ba gis ne trahir nañ ko mu xool gisul kenn mu daldi jaar ci yoonu Kuufa yi te moom Kuufa xamu fa woon kenn seen làkk sax dégg ko woon bu baax ndax arab yi bi ñuy làkk Makka ak bi ñuy làkk Kuufa du benn muy dox di dox xamul fu mu jëm ci la toog ba sonn mu daal di toog ci benn buntu kër toog foofu lu yàgg mar naan benn soxna génn ci kër gi mu daal di wax ak moom ne ko yaay de man de damaa mar naan soxna si daal dugg si biir daal koy may ndox bi mu naanee ba pare toogaat soxna si Tawwaa la tudd ñoo ne ko sama doom nag dama ñibbi man jigéen kese laa maa nekk ci kër gi góor warut a nekk fii mu ne ko yaay de man de bëgg naa dem mais damaa xamul fu may dem mu ne ko foo jógee mu ne ko Médine mu ne ko Médine benn mu ne ko waaw mu ne ko kon yaay Muslim yow yaay sama sang bi nga xam ne moom dafa sama sang bi Imam Hussein yónni gaawal ñëw dugg si biir kër gi ma fat la boobu yónnee nañu message ne képp ku fat Muslim suñ la jàppee dinañ lakk sa kër dinañ la rey dinañ la sàkkal pexe mais gis ngeen ndax soxna soosu ak mbaaxam ak engagement ak dogoom mu ne ko dugal man dama lay fat bi mu duggee ci biir kër gi mu fat ko Muslim expliqué situation bi mu ne ko incha allah lépp lu ma mën a def ba nga mucc naa ko def waaye bi soxna si
Fatih Muslim doomu soxna soosu ñëw ci guddi gi fekk fa Muslim fekk Ubaydallah ibnu Ziyad def na ko mise à prix nee na képp ku jàpp Muslim wala nga rey ko ne la jox nangam ci ay ci xaalis mu daal di koy bi mu ñëwee ci kër gi rek yaayam daal koy jël dugal ko ci ruux na ko sama doom kaay am na lu xew ci kër gi gan am na fi waaye nag dama bëgg nga waatal ma ci yàlla subhanahu wa taala ne doo ko trahir doo ma trahir Muslim bu ngi ci biir kër gi kooku daal di waatal yaayam ni ko mukk du ma ko trahir du ma ko boole nag ba yaayam nelaw rek mu roccee ko dem ci Ubaydallah ibnu Ziyad ne ko prix bi nga joxoon waxoon ne ku la ko jox ku la won Muslim nga jox ko bu yeboo nga jox ma ko ndax xam naa fa Muslim nekk mu nga sunu kër kooku daal di yónni benn détachement ak ses forces d'élite 70 soldats ne leen dem nañ ñu dem pour ñu dem jàppi ko mais mbedd Kuufa yi dafa nekk ay mbedd yu xat ay fas ak ay soldats mu ñëw duggandoo suñuy dugg par benn la ñuy dugg bi ñuy egsi Muslim dégg fas yi ni ñuy defee mu yeewu jël jaase bu fekk mu ngi doon ñaan soxna si daal koy tàggu ne ko yow soxna Tawa maa ngi lay seedeel ci yàlla sunu borom que yowmal qiyaam sama maam Muhammad sama maam Fatima sama maam Ali ibn Abi Talib sama baay Hassan ak sama baay Hussein dañ la ramm matal nga sa mission ba mu mat sëkk allahumma salli ala Muhammad soxna si jooy ne ko mu ne ko déedéet bul jooy xam naa ne yow waroo ma waaye nag lii sama destin la man sànq bi may ñaan damaa xaw a gëmm tuuti rek gis naa sama maam Ali ibn Abi Talib mu ne ma gaawal ñëw sa place àjjana mu ngi nii ñu ngi lay xaar ci la Muslim génn ak jaaseem gars yi ñëw sonko mais comme mënuñu ko woon attaqué noo ensemble ñuy ñëw benn par benn mu leen di rey ba ñuy waaj a jeex ñu daal dem yónnee ci Ubaydallah ibn Ziyad ne ko ne leen yónni renfort que ñu yónni woon bi mu demee ne ko yónni ñu renfort mu leen cim yéen xanaa du ngeen ay góor benn nit rek 70 personnes mënu leen koo kii mais waa ji li muy nekk buur dafa mer ci loolu mu koy wax ba gis boppam ba daat koy tontu na ko wax nga dëgg de ñun ay góor lañu de mais kañu dajeel mooy góor ñun dañoo dajeek le neveu de Ali ibn Abi Talib alayhi salaam doomu Ali ibn Abi Talib la ñu dajeel mi nga xamante ne seen maam yëpp moo leen di yóbbu fañ leen dafa ñu dem kon ñun amuñu benn gàcce ci demander renfort te yow sax yow mii sunu chef yaa da ngaa war a ñëw dem def li ñu doon def kooku tam daal di gis boppam daal di yónnee renfort 1000 soldats bi ñëwee te même chose moo am Muslim dafa génn di xeex ak ñoom xam ngeen combat corps à corps ci ginnaawam dafa sësu ci miir bi nga xam ne kenn du mën a jege si moom ku egsi par benn la ñu egsi ku egsi mu daaneel gars yi xam ne suñu defee loolu du sotti ñu daal di yéeg ci kaw mur yi daal di joxe ordre lu nit am rek na ko sànni ñii jël ay safara di ko sànni ñii jël ay xeer di ko sànni pour mu changer position ci kanamam nag fu mu war a déboucher ñu daal fay gas pax bu xóot daal koy masqué bi mu demee ba nga xam ne xeer yeeg safara yi ñu koy sànni kii na mu génn di def di ut repli ci la dugg ci biir camp bi ñu daal koy fekk foofu daal koy jàpp avant ñu koy jàpp xeex na ak ñoom ba ñu dóor ko jaase ba dagg kanam gi dañoo dagg mâchoire bi ci kaw ba ci mâchoire bi ci suuf dan yeew ko yóbbu ko ci teg ko ci kaw benn mule yóbbu ko ci Ubaydallah ibnu Ziyad bi ñu demee egsi ci moom ku egsi waan ci buur da nga koy nuyu mu ñëwee faalewu ko kooku di ko xas di ko saaga Muslim ne ko fenkat bi de mooy yow ak sa baay ndax yow doomu xaraam nga fenkat bi mooy Yazid ak baayam ñu ne ko yow yaay jaay jàmbaarte yaa ngi jooy sa ronka yaa ngi tuur mu ne waaw man jooyalu ma sama bopp li may jooy rek mooy sama mag ji Hussein ak ñamu àndal trahison bii nga xamante ne trahir nañ ko ak lii nga xamante ne jox naa ko bonne information ne ko na ñëw te mu ngi ñëw te su ñëwee rek lii la fi fekk mais yéen jooyloowu leen ma bi ñu waxee wax ji gudd na Muslim daal leen défier foofu wax leen lan mooy dëgg ak lan mooy fen al amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar c'est leur droit c'est leur devoir ñoom ahlul bayt après nag Ubaydallah ibnu Ziyad ne kii dinaa ko mbugal moom tamit comme ni bàyyam waxoon mbugal boo xamante ne kenn mësu koo def doomu aadama ci la joxe Muslim mar ñu may ko ndox mu jël ndox bi dem bay waaj a naan xool kaas mu fees del ak deret mu daat koy tuur troisième fois bi mu xoolee ci biir ndox bi mu gis bëñam yépp nekk ci biir ndox bi mu tuur ko ci la wax ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun li sama maam waxoon am na yàlla dafa bëgg su may dee damay mar xam naa du ma fi naanati ci kaw suuf ci la Ubaydallah ibnu Ziyad joxe ndigal ne nañ ko rey mais nañ ko rey façon rey boo xamante ne musuñ cee rey benn doomu aadama mu ne nañ ko yéegal mu ngi mel ni comme sooroor fi gën a kawe ci palais bi tiimal bopp bi ci kuuru marché bi ba pare dagg bopp bi
noonu la ñu def Muslim bi ñu ko tëralee teg bopp bi mu ngi jàng alxuraan mu ngi wax astaghfirullah mu ngi tudd yàlla ñu jël jaasi doxa ko ginnaaw dóor bopp bi mu daal di dagg daal di rouler daal di daanu ci biir marché bi ñu daal di jël yaram itam daal koy sànni foofu loolu doyu leen ki ko fatoon muy Urwa Haani ibnu Urwa ñu def ko la même chose ba pare jël ñaari bopp yi yónnee ko Yazid looloo tax ñuy wax naan ñaari bopp yi njëkk a dog ci Karbala mooy bopp Muslim ibnu Aqil ak Haani ibnu Urwata jël seen yaram yi daal koy taf daal koy daaj ci biir marché bi parce que nee nañ lii dañ koy jox exemple pour képp koo xamante ne yaa ngi jéem a soutenir Imam Hussein nga xam ne lii moom moo lay xaar waaye mbokk yi terewul jàmbaaru góor yi ma lay doon wax Muslim ibnu Awsaja Habib ibnu Mudahir ñoom fexe nañu ba génn Kuufa ba dem rejoindre Imam Hussein alayhi salaam te joué nañu rôle boo xamante ne rôle bu kenn mënta dekk nettali ci Karbala dañ ci dellu ci jour yi di ñëw insha allah rabbi assalaamu alayka ya mawla ya Muslim ibnu Aqil ya laytana kunna maaka fa nafuuza fawzan azima allahumma ahlik awwala zalimin zalama aqa muhammadin wa aqirin tabi'un lahu ala zalik allahumma isabati allati ja'adat al-Husayn wa shay'at wa bai'at wa tabat ala qadli allahumma lanhum jami'an allahumma khussa anta awwala zalimin la'an minni وابدأ بالأول ثم عن الثاني والثالث والرابع وعن يزيد خامسا وعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن الصاد والشمران وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة صلوات الله محمد وآل محمد اللهم صل على محمد